ami internet dal leen jàmm ci dakarbuzz.net ak Dakar Buzz TV yéen a ngi waat ci seen émission bi préférée muy man ak moom tey nag waxtaan bi nga xamante ne ni moom la ñuy ñëw waxtaane fii moom la ñuy dalal suñu gan suñu papa suñu xarit muy Mame Goor Diazaka génne maxi bu yàggul loolu ñu war a waxtaanee maxi bi dugg ci biir album bi toj ko bu baax a baax maa ngi naan album parce que Sénégal fii album la ñu gën a tàmm mais dugg ci titres yi 4 titres yi toj ko waxtaan si bu baax a baax gis nañ vidéo bu mu mujj a def waaye ci ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Karim Makarim Al Akhla donc gannaaw ñu jóge ci màggal gi donc dinañ dugg aussi tuuti rek ci actualité bi pour tëj ko parce que moom xam nañ ne ku yëngu ci actualité bi la ku sénégalais yi di xaar ci xalaatam ci gis-gisam nan la gisee actualité bi un peu partout ci Sénégal grand dama lay nuyu papa frère lépp nga parce que danga yaatu tijji sa bopp yaa wàcc sa bopp donc ñu ngi lay nuyu di kontaan ci dalal bi dëgg la ñu ñoo far donc Dakar Buzz Sénégal képp koo xam ni ci diaspora bi ku nekk ci àddina bi fépp foo mën a nekk maa ngi lay nuyu et puis di ñaan waxtaan bi nekk waxtaan boo xam ni njëriñ moo ci jógee donc juumuloo ci say wax parce que boo nee album tey bu doon benn titre la wala ñaari titre kenn mais maxi bu ma tee 4 titres rek album la loolu la ñuy wax maxi album maxi parce que tey jii soo gisee ñu am xalaatu def album boo xam ni 4 titres la mooy jamono bi nekk ni àddina bi dafa dox boo xam ne nit ñi seeni problème dafa bari ba nga xam ni nit ñi du ñu am temps jël albumu 15 wala 12 wala 20 titres di ko déglu gars yi dañuy am boo bëggee sa album peut-être commercialement mu jàll wala ci texte bi yëpp mu jàll da ngay bëgg am koo xam ne day jógee Nord Foire jëm ville bu tegee sa CD bala mu yegg ville déglu 4 titres yëpp benn bu nekk mu mën a xam nga mais boo joxee nit albumu 15 titres munu gars yi amuñu temps déglu ko te des fois dafay mel da nga yàq sax say titres donc loolu moo tax ñu def loolu ok donc stratégie bi loolu moo nekkoon première question moo naroon nekk première question bi mais anticiper man damay anticiper waaw voilà anticiper nga ko quoi moom mooy pourquoi choix wu def 4 titres ci benn CD mais bu ñu jógee ci loolu vidéo bi muy Makarim Al Akhla bi lan moo porté ce choix ci def titre boobu vidéo ci album bi waaw xam nga man tey jii képp ko xam Mame Goor da nga ko xam ci Baye Fall avant tout parce que man taalibe Serigne Touba la Baye Fall la te boo xoolee titre bi nga xam ne tey moo ma lancé ba àddina yëpp dégg ma ñëpp xam ma tey boo doon wër Sénégal di laaj Mame Goor nu mu sant ñi la koy wax bariwul personnellement man Diazaka voilà Diazaka Serigne Touba moo ni Diazaka yaa xillu Ibrahima Mawlaaka xayral jazaaw mun naa daare Kaolack Serigne Touba ko bind bi ma ñëwee reprendre ko interpréter ko woy ko sama premier album mu génn moo ma propulsé ba àddina yëpp xam ma tey ku ne Mame Goor Diazaka nga ciy teg mu nekk nag dàkkantal boo xam ne dàkkantal bu ma neex la voilà donc comme def naa ko album Diazaka bi mu génnee boobu pirate amul nag caayoon nañ ci presque ay 85 000 exemplaires dafa bëri woon dafa jaroon donc nag bi ma demee ba instant bi ci loo def ñaar fukki at dem ba sa doom li nga doon def moom mu koy def yaa ngi ci yàgg am nga expérience donc nag Serigne Abdou Karim nekk koo xam ni man murit laa mu jël benn slogan def ko slogan muy Makarim Al Akhla Makarim Al Akhla gars yi dañ koy dégg mais mun wax xamuñu lu muy tekki Makarim Al Akhla mooy jikko yu rafet yi mooy ki jël ndaw ñi jël jikko yu rafet sol ko ci ñoom loolu mooy Makarim Al Akhla te nag comme man jikko yu neex yu baax moom laay prôné moom laa bëgg lu baax laa bëgg te Cheikh Abdou Karim Mbacké référence la ci diine référence la ci yoonu murit ma ne pourquoi pas ma delloo ko njukkal ci loolu bi ma defaree maquette bi ba pare ma taal suma oto ànd ak une forte délégation dem seeti ko bi ma demee seeti ko jour boobu tabarkaal dama ñëw fekk kër gi fees del moom këram chaque jour day fees sax ma ñëw mu accueillir ma ñëw xamal ko ni ko dama ñëw pour ñaari yëf dama ñëw en tant que talibé ñëw en tant que koo xam ni soppele ci yow te dama am benn titre boo xam ne en tant que woykat dama ko def woy la ko pour sargale la ko ci weeru safar bi ñu nekk nii mu jëm ci màggal gi mu ne ana woy bi ma ne ko woy baa ngi nii mu ne ma kon teg ko bi ñu tegee woy bi ma koy woy ba yegg ci cey dënnu Baye Fall si kër ndamal Baye Fall ndigal ma xam ni woy bi dugg na ko kontaan na parce que mu tourné ci jëwrinam yi kenn mu tourné ni ko dafa mel ni maase na de maase na peut-être xam naa mooy neex na bi ñu paree nag ndeysaan mu jël ay kàddu ngërëm yu baax gërëm ma xamal ma ni ma yàgg nañ ko woy mais woy bii bokk na ci woy yi nga xam ni mooy sax woy bi nga xam ni kenn mus ko woy bu mel nii neex na ko trop ci laa ñëw nag studio yeggale album bi parce que boobu maa ngi doon xool titre bi sax nan laa koy tuddee
mais bi ñu waxtaanee ci Makarimal Axlaa muy jikko yu rafet yi te album bi boo xoolee titre yi dama def Makarimul Axlaa mooy morceau bi ma ko way def benn morceau boo xam ne mu ngi tudd Sénégal tey nit ki da lay xool di la ree soo ko wennee ginnaaw mu saaga la te loolu du jikko yu baax ma def beneen morceau boo xam ne mooy mbëggeel mooy nga bëgg nit mu lay dawloo di la wor di la toroxal jël beneen morceau boo xam ne maa ngi ko way suma yaay te koo gis ci àddina muy dox am na yaay kenn ki koo gis ci àddina muy dox am na ay relation yu particulier mook yaayam est-ce que comprendre la ba pare waayaale ci la première dame Marème Faye mu nekk koo xam ne exemple la pour bépp jigéen bu nekk jeune aspirer am jëkkër parce que am na jëkkëram avant muy doon président elle l'a accompagné ba yóbbu ko au magistrature suprême te ba mu fa yeggee tamit am na ñu bëri ñoo xam ne sax dañ naan bëgguñu audience su Macky mais audience Marème moo leen gën a ça veut dire que ni nit ku baax la am ñoo xam ne dañ naan sax faraluñu Macky Sall mais Marème Faye Sall moo leen neex très bien donc ça veut dire que jikko yu rafet nit daf ko war a wut loolu moo tax nag en grosso modo ma jël album bi tuddee ko Makarimal Axlaa mooy jikko yu rafet yi voilà sëñ Abdou Karim tamit bi ma demee ba nga xam ni defar naa morceau bi ba ma pare ma yóbbu ko déglu ko ni ko dama koy clip fekk jamono yooyu këram sax dafa tere woon ay photo parce que boo xoolee jamono yooyu weese wane woon nañ fi ay militaires yu demoon foofu di wax naan réew mi Bamba moo ko moom mu xaw a indi benn coow sëñ bi nag daal di interdit lépp lu jëm ci wàllu ay film ak ay yooyu biir këram mais keroog mbégte la am ba ni ma ndax am nga loo filmé ma ne ko waaw yor nañ iPhone mu ne nañ ko filmé photo ko mu ne ko mun ma am nga ndigalu booy def sa clip def ko ci kon ça veut dire que ni man li may def bi ma koy def am naa ci ndigal album bi génn nag tabaarkalla neex Sénégal neex àddina dox jigéen ñi di ko snap partout xam nga clip bi ma koy def mu yebal ay ndongom boo xoolee clip bi am na particularité bu ci am mooy clip bi soo ko dee xool doo ci gis jigéen Baye Fall yi ñoo ko organisé ñoo ko defar mu nekk clip boo xam ni fan yi foo tourné maa ngi gis ni télé yi bëgg nañ ko internet bi ça marche très fort et puis album ba nit gëjee génne CD di jaay CD muy jar dafa jafe mais ñun on est à 1000 CD vendus en 2 semaines donc ça veut dire que ni l'album marche très fort léegi nag du ma ko sant kenn ku dul Serigne Abdou Karim ndax xam naa ni ñaanam nangu na voilà waaw bon léegi bu ñu jógee ci album bi ak vente yi fi mu toll wax nga ñu ko 1000 déjà en 2 semaines maintenant lan moo ci topp c'est-à-dire phase promotion bi lan ak lan lañu mën a xaar parce que gëj nañ la gis ci ay spectacle gëj nañ la gis ci ay tournée ngay génn ci dëkk yeeg dëkkaan yi mais actuellement album bi jënd na ba pare nit ñi bëgg nañ ko comme ni nga ko waxee ñun ñëpp ñu gisandoo ko mais léegi est-ce que fans yi mën nañ xaar gis na ci gox yeeg goxaan yi waaw d'ici incha allah semaine prochaine dinaa commencer di jouer ci ay places fii à Dakar après nag xam nga album moom promo album du premier mois bi deuxième mois album c'est xam nga boo génnee album man sama album boo xoolee bi ma mujjee génne ak bi ça fait 2 ans et demi presque 3 ans soo xoolee yeneen ba keroog ngay génne album ci promotion ngay nekk donc dans un premier temps on a sorti l'album ñoo ngi def promotion bi ci télévision yeeg rajo yi ak yooyu ñu ngi def ay invitation ay plateau comme bii ñu def nii tey jii mais dinaa commencer tamit di ko commencer di jox gars yi mooy di ko jouer concert live nit ñi mën a ñëw assister ko te incha allah loolu semaine prochaine incha allah dina démarrer donc sama fans yi nga xam ne dañu namm Mame Goor nañ jàpp ni incha allah d'ici semaine prochaine dinañ gis Mame Goor muy jouer ci benn place fii tous les samedis de 23h à 2h du matin heure yooyu nag laay jouer léegi parce que yëfu voilà yëfu mag et puis album bi am na surprise morceau bi ma woy sama yaay joor bi dama ko woy ak xalam mu nekk morceau boo xam ni sama doom bi Talla Diazaka woo naa ko mu wéy ci. justement kan moo joué xalam bi parce que loolu laa bëggoon laaj morceau bi nga woy yaay muy daw yaram am instrument traditionnel yi. ku ko dégg voilà di mag di gone ñëpp mën ko consommer. donc tradi moderne la loolu lañ mën a wax ci morceau boobu. mais kan moo joué xalam bi. xalam yi Thierno moo ko joué Thierno xalam. Thierno may profité ci occasion bi di ko nuyu bu baax. et puis di ñaax sunu boy yi. dëgg la mun nañ xool. afrobeat bi ñuy joué nii c'est bien mais musique nigérienne la Sénégal am nañ ay instruments yoo xam ni c'est des instruments sénégalais africains ñun ñoo ko moom muy xalam ak kora il faut que les rappeurs les jeunes artistes xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom Talla ak boy yi bees yi génn nii il faut que ñu jéem di woy ak xalam di woy ak kora di woy ñii nekk ay alpulaar woy ak riti
mais mën nañ ko jël boole ak les instruments modernes mu nekk musique moderne. parce que ñun loolu ñun ñoo ko moom. parce que gars yi mos nañ gis Michael Jackson mu jël sound Manu Dibango. te li mu jël c'est africaine. donc africain yi te gis nañ fi ay gel yu bëri ay ñoom Beyoncé ay yooyu di jël affaire yoo xam ne Afrique la jógee. donc mënuloo am sa yëf ba pare bàyyi ko fi dem di jël yëfi jàmbur afrobeat bi c'est bien. mais nañu jéem tamit xool ni kora ak xalam. ak ay toxoro ak ay riiteeg yooyu ñun ñoo ko moom ak balafon. ñu boole ko ci affaire yi donc nag. tey li ma inspiré ba ma def morceau xalam bi mooy damay profité ci occasion bi jaale sama papa Samba Jabare Samb dañ mos a bokk avion di voyager mënu ma yow da nga mën a way trop mais su ma sañoon nga way ak xalam bi ma xalaatee pour def ko bi ma ko defee ba muy pare moom ci la gaañu donc may profité ci occasion bi di ko jaale ay mbokkam et puis di ko déjee morceau bi parce que ci li ma inspiré ba ma def ko moom ci la ñun aussi ñu ngi ciy jaale waat suñu xarit Aïda Samb ñu ngi koy jaale moom it bu baax waaw di jaale Aïda tamit sama sœur maa ngi koy jaale vraiment ñu ngi koy jaale bu baax ñu ngi doon waaj benn affaire ak moom mais finalement ci la pa bi génn àdduna ñu pousse ko ñu ngi lay jaale système bu baax a baax mais grand dañuy dugg ci deuxième partie bi moom mooy actualité bi gis nga temps yi actualité bi xumb na te lu ci bari xaw na la laal parce que lu ci bari sa yëf la fi ñu koy commencé moom mooy actualité politique bi ki nga xam ne moom mooy Sori Kaba Moustapha Ka ak monsieur Seck mi nga xamante ne génn nañ leen fan yi ci instance gouvernementale yi mais dàq boobu yow ban analyse nga ci am. waaw analyse bi ma ci am moom mooy xama sénégalais yi chaque jour xamuñu ko tooñ. sénégalais li mu xam mooy kuy fayu. mais Sori Kaba man ci sama gis-gis laay wax te dama jàpp ni il faut que nit ñi déglu ma bu baax ak xel. Sori Kaba Macky Sall la Sénégalais yi am ci moom confiance fal ko mu nekk président de la République du Sénégal mais Macky bi ñu ko falee ba pare dafa jël ci 14 millions de Sénégalais tant de personnes mu def leen ay ministres tant de personnes mu def leen ay PCA tant de personnes mu def leen ay DG DG yooyu Sori Kaba ci la bokk ñu jël ko dénk ko département boo xam ni département bu sensible la muy les Sénégalais de l'extérieur te tey muy yow mi may interviewé mooy ñi ñuy seetaan kenn umpalewul ni Sénégalais yi ñu ngi leen di rey comme ay wañ à l'étranger ñii ñu ngi ci kaso yi jigéen ñi ñu ngi leen di violer booy yi def ambulant en Europe dañu am problème boo demee Libye gii rek lu nekk la fa Sénégalais daj Guinée ngi yëngatu bërki démb Sénégalais yi nga fa nekk tiit tey Sori Kaba amoon na lu mu wax lu dul mandat président sérieusement parce que yow bu ñu la joxee département boo xam ne dafa am problème yow doo xaar sax ñu bu ñu la posé question sax ci président nga leen man département bi ñu ma jox rek dama am problème may profité ci occasion bi di jaale le médiateur de la République Alioune Badara Cissé mooy doomam bi ñu rey aux États-Unis tey kenn déggul benn yoon bokk benn Sénégalais déggul fu Sori Kaba taxawee nii Alioune Badara Cissé si gin digaale te normalement bu ñu reyee Sénégalais moom moo war a yëngatu parce que c'est le directeur des Sénégalais de l'extérieur looloo tax ñu jox ko 4x4 moo tax ñu jox ko oto moo tax ñu koy jox sunu essence moo tax muy jël avion yi yor passeport diplomatique yor lépp mais ñuy rey Sénégalais yi comme ay weñ yow nga bàyyi sa buntu kër di bale buntu kër jàmbur Macky Sall bi ñu ko faleeg léegi ça fait 6 mois mandat bi des na 4 ans 6 mois kenn waxagul waxi 3e mandat ak 2e mandat loolu waxaguñ ko de Macky dañ ko fal pour 5 ans 5 ans yi 5 mois la ci defagum te 5 mois yi dañu bëgg mu am réussite ñu xool tey ji bu taxawoon ni Macky ñu ngi ko fal barki démb defagum na 5 mois les 4 ans et demi yi ci des dañu bëgg mu wax ñu fan la ñu jëmee ak lan lay def bu boobaa day positif mais mënoo fal nit démb moom bâche yu ñu takkee sax fi mu prêter serment tekkeeguñ ko nga taxaw di wax ay 3e mandat li xamal lu tax parce que manque de cohérence mooy ñàkk a liggéey bi mu ñàkk a liggéey nga xam ne tey jii Sénégalais yëpp ñu ngi commencé di kaas naan Sénégalais yi leen di rey Macky Sall tey jii Sénégalais yi bu ñuy laaj ay résultats Macky lañ koy laaj mais Macky moom ci boppam ñoom la droit am ñoom lay laaj résultat su fekkee ni Macky daf leen fal jox la oto jox la essence jox la yëpp liggéeyloo yow de source sûre nga yëg ni dañ lay waaj a dàq nga ne waa dañ may jaar waaj a dàq waaye cere ji naa ci xëpp suuf naa dem mais kon Sori Kaba dafa yëgoon ne dañ koy waaj a dàq xam na ko moo tax muy njëkkante logique non sawaay nañ waxante dëgg xam nga man wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu man Macky Sall defaluma dara lu tax ma taxaw di ko défendre ci lu dul dëgg sénégalais la comme tous les sénégalais tey moom dañ ko fal def ko le directeur des sénégalais de l'extérieur sénégalais yi tey ji yow muy man muy ñi ñuy déglu ñëpp xam nañ ni sénégalais yi ñu ngi leen di rey comme ay weñ mais waxu ci mas ngaa dégg Sori Kaba mu wax ci sénégalais yi ñuy rey mosul def conférence de presse
musul def dara loo xam ni lu muy kaas la pour li ñuy def sénégalais yi te looloo tax muy fayeeku salaire xanaa xam loo am na ñu bëri ñuy fayeeku salaire ci réew mi di ko lekk te xamuñu ni riba la ñuy lekk parce que buñ la falee wala ngay liggéey ci benn société de la place ngay liggéey ci santé war a xëy 8 heures xëy si 11 heures mais 4 heures de temps yooyu nga liggéeyul buñ la ko fayee sàcc la c'est du vol. D'accord. Il faut que nit ñi comprendre ni xam nga man tey jii sénégalais yi lan moo tax la presse naan Mame Goor c'est un bon client parce que je dis la vérité et puis ci du ma ci wax loo xam ni ku ko dégg di taf say nopp mais dëgg rombul ay nopp Sory Kaba dafa juum mun na dénkee dara lu toll ni les sénégalais de l'extérieur góorgóorlu tabakal boo xoolee gis na Modou Modou yi li ñuy dugal fii ci xaalis kenn xamul nu mu toll ñu ngi tabax fii ay kër di jàpp ci économie dëkk bi man dama leen yërëm yow ñu dénk la ñooñu waxoo ci ñooñu kuy door a falagul sax defagul sax 1 an non soit loo bañ Macky Sall bañ sax xam nga ni waa ji defagul 1 an ci nguur gi ñu koy door a fal. D'accord yow ku ñuy door a fal ngay wax 3e mandat. léegi d'accord te ba pare dama ciy profité dafa am lu ma lay wax. waaw tey dafa am loo xam ne Serigne Mountakha Mbacké da ko liggéey ci réew mi. mooy Serigne Mountakha dafa falu dëkk bi am problème. mooy paix sociale bi nekkoon ci dëkk bi mooy diggante Ablaye Wade ak Macky Sall. mais diggante Khalifa mais dama yeggali fii après bu ñu dellu si fa. dama lay wax non kon du ma fi ñëwaat très rapidement. diggante voilà noo Ablaye gisee loolu Wade ak Macky Sall. ñu juboo ñu gis ñu libéré Khalifa Sall. paix sociale bi am opposition bi yëpp tey ji kenn amatul loo wax. parce que ñëpp dañ doon wax Macky dafa soxor tëj na kii bàyyi na ñëpp paix sociale am na liggéeyu Serigne Mountakha bi moom moo bokk ko tilimal léegi gars yi amatuñu lu ñu mën a wax ak gisal opposants yi xam nga amatuñu woon lu ñu wax. tey ji jox na leen lu ñu sex tey ji ku nekk ngi jóg naan 3e mandat man su ma doon Macky Sall damay woo samay ministre bañ ñëw ma woo samay DG woo ñi ma àndal ñëpp ni kuy wax waxi 3e mandat bu leen ko tontu man fi mu toll nii first track laay wax damay door a falu damay liggéey amuñu lu ñu wax. non léegi voilà léegi grand dinañ duggaat ci Ablaye Wade bi ak jubóo ak Macky bi libération Khalifa fi aussi dinañ ci wax kaawu Karim dinañ ci wax loolu xaw nga ko brosser mais li ma ci bëgg laa ñëw mais je termine ak l'histoire de Sory Kaba xam nga lan moo jaaxal Sénégalais yi Sory Kaba dafa waxu mandat ñu dàq ko mais quelques jours après c'était grand jury dimanche le lundi sa xarit Matar Ba le ministre Matar Ba ministre des sports ñu ngi koy nuyu sportif bi laay nuyu quoi parce que jàmbaar la mais politicien bi voilà mooy loolu parce que dafa xëy dem RFM matin ñu posé ko la même question mooy que ne Macky est-ce que li mu wax dina ko respecter. nu mu tontu. mu ne du ci tontu. waaw léegi dama lay laaj. ñu wax ko li Sory Kaba wax ndax da nga ko ci dàq moom mu gën a lëndëmal xelu Sénégalais yi dama lay laaj mooy jotagul. bu jotee dinañ ci wax. parce que suñu doon ni liggéey la ñu tal mel ni ñuy bëlëfee Sénégalais. non mais jot na ñu wax ci parce que Macky en 2016 moom moo yóbbu gars yi référendum ñu jël xaalisu Sénégalais yi dem voté ji wax ne mandat bi léegi 2 fois la successive su jeexee jeex na mais wax ci buñ leen laajee nañu wax ne jeex na du ko amaat. buñ ciy ragal a wax léegi dama lay wax benn affaire. wala ku ko wax ñu dàq la comme ni ñu def Sory Kaba. dama lay wax benn affaire gis nga Matar Ba bi nga wax noonu. waaw. c'est le meilleur ministre de Macky Sall tey opposition comme pouvoir ñëpp a ko bëgg kenn mësu ko dégg mu wax lu ñaaw xam nga lu tax mu tontoo noonu. wax la nga xam def la nga mën boo tëddee nelaw Macky Sall la ngi dund jeune la. deewul. tukkiwul. mu ngi ci réew mi. am nit ñi am nañ ci moom accès chaque jour ay manifestations am fi yoo xam ni war nañ mën a dem ci moom poser ko question. non moom du wax ak presse sénégalaise d'accord même bu waxal ak ñoom dama lay bëgg a expliquer. waaw loolu yow da nga naan du wax ak Dakar Buzz. non du wax ak presse sénégalaise moom buy wax day dem RFI wala mu dem France 24 wala TV5. waaw d'accord mais man xam nga man du ma tontul nit xam nga lu ma mën. dama lay wax rek da nga wax Matar Ba moo tax ma lay tontu. ci Matar Ba question bi loolu la. Matar Ba dañ ko poser question la mu xam la wax. lan ci jàmbur koo dugal ci sa boromi bëñ boo dugalee sa baaraam ci biir bëñam dalay màtt nañu waxante dëgg. est-ce que comprendre la bëgg expliquer. d'accord moom mu ngi dund gaañuwul tukkiwul mu ngi ci réew mi il est jeune il est le président de la république bi ñu ko falee léegi yàggagul dafagul sax 7 mois kuy laaj question boobu fexeel dem nga laaj ko moom mais moom li ko wóor la wax neewul ba léegi Macky day laaj 3e mandat neewul du ko laaj daf ni loolu amaguma ci lu ma leer te am dëgg la bàyyi fen moo gën julli man sama papa moom ko doon wax. ñeme yàlla ak bëgg bës bu la taxee wax loo xam ne du dëgg man tey ñaata at nga gis Mame Goor mu nekk ci réew mi di wax. waaw mas ngaa dégg ku ne day fen parce que la ma xalaat te muy dëgg moom laay wax. léegi ci mandat bi yow loo ci xalaat. mandat bi li ma ci xalaat. maanaam fii la koy yamale wala dana laajaat. wóoruma xam nga lan moo ma wóor. waaw
woote na du wut deuxième mandat wooteel naa ko nee na first track lay def am na ay projet pour dëkk bi pour 5 ans projet yooyu mu ñu dig. laay xaar ba mu bañ ko def ma attaqué ko. mais moom nee na fii la koy yemale moom wax na loolu. non clairement mu leer. dama ni ne gars yi bu ñu nekk sax di débat ci loolu. fii la koy yemale léegi yow xam bi nga ko xam. gëm nga ne foofu la koy yemale waaw loolu la waxoon. yow loolu la waxoon. waaw loolu la gëm nga ko wala gëmoo ko. man non man dama fiy laaj. man maa fi toog pour laaj. dama lay laaj du loolu la waxoon. nañu bàyyi ba mu wax leneen. man fi mu toll nii la mu waxoon laa jàpp ba keroog may dégg leneen. ok mais fi mu toll nii xam nga lan moo ma ñor. dañu man ci ñi ko fal pour 5 ans la moom laa woteel. waaw pour 5 ans. li ma dig ci 5 ans yi. na fexe ba def ko. ok loolu moo am solo. d'accord léegi balaa ñuy dugg rapidement ci problème mu Tëngéej parce que xam nañ ne candidat nga ci mairie Tëngéej dañuy jeexal ci chapitre politique nationale bi. moom la garaaw dañuy wax affaire Khalifa Sall Karim Wade ak jubóom ak Ablaye Wade actuellement nii situation politique bi gis nga ni mu demee Khalifa Sall def na déclaration démb la def déclaration bi fii soriwul ci benn place mu wax ne moom fa mu tegoon tànkam fa lay continuer di ko teg ba léegi jàpp bi ñu ko jàpp dañu yaakaar ne da koy wàññi au contraire da koo gën a ñaax da koo gën a dolli doole nan nga gisee déclaration boobu nee na aussi du fàttaliku li ci ginnaaw weesu na te du fayantoo ci amul kenn mu jàppal kenn soo xoolee man Khalifa Sall bi mu génnee ci fan yooyu première sortie bi ma njëkk a def mooy le conseil que je lui donne mooy na fàtte gis na njiit soo bëggee yàlla dimbali la da ngay fàtte di fel di fenati parce que am na nit yoo xam ne bu leen toppee génn votant guerre la ko doloon rek moo koy dalaat dama lay wax non dama lay expliquer xam nga non du xam nga àddina ku am ku baax am nga ku bon ku am ku xees am nga ku ñuul ku gàddu mbooloo yor jikko yëpp dama lay wax rek en grosso modo ñu koy ñaax ci mu dem xeex yi boo xoolee Khalifa Sall barki démb wax bi mu wax bu responsable la nee na moom même bu dul woon affaire politique ci destin kasa daf ci bokkoon daf ci war a dugg est-ce que comprendre la dugg na fa génn na fàtte na lépp il reste dans l'opposition fa mu tegoon tànkam fa la koy teg continuer ko loolu mooy ambition yu baax loolu mooy nit ku gore loolu dama ko ciy féliciter guerrier la gentleman la gis nga nit da ngay am esprit de dépassement donc Khalifa bu fekkee li ñuy def man ak yow mu ngi koy xool maa ngi koy féliciter ci nii mu taxawee nii fii moo baax est-ce que comprendre la bul nangu kenn ku lay fayuloo wala kenn ku lay xeexloo fii gars yi dañ lay wagasal sa tubéy wagasal la say loxo ba pare daw bu ko nangu. léegi jubóo beeg Ablaye Wade noo ko gisee politiquement noo ko gisee gars yi ne nag ñay buy xàll mbabal doom jaa tax nañ Wade lu tax mu bëgg jubóo bi nii yëpp ànd ci depuis des années nit ñi di ko topp di ko ñaan mu bañ mais actuellement soxla na doomam ñëw balaa 2024 est-ce que yow man moom gëmuma ni loolu yëpp ñuy wax dëgg laa du dëgg gëmuma ci dara xam nga lan laa gëm Serigne Mountakha Mbacké képp koo xam ne tey jubóo Ablaye Wade bi yaa ngi ciy wut ay naan diil laak ay affaires yooyu yow sëñ Mountakha nga yeb ndax sëñ Mountakha non foofu laa ko yóbbu non parce que fa la amee non dama ni non dama ni man wóoruma fekkewuma ko xam nga ban laa fekkee bi ma gis mooy sëñ bi jël na Ablaye Wade ak Macky Sall en tant que talibé tëjoog ñoom à huis clos ma Samba fekkewul ma Demba fekkewul Macky toog Ablaye Wade toog mu wax ak ñoom waxi jullit waxi yàlla ak yonent bi waxi sëñ Touba waxi talibé est-ce que comprendre la ñu joxante loxo kon nag waxi sëñ Mountakha yooyu du ma ci amul lu ma ciy teg aw ma ci analyse aw ma ci ak defar aw ma ci ak dindi man murit laa sëñ Bamba laa gëm ki réussir lii yëpp mooy xalif général des mourides boole ñëpp boole leen ci nag ndam lii ñu yàlla may ci Masaalikul Jinaan donc kooku du ma ci yëy di ci yàbbi li may def daal mooy di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi nii nga tàmbalee daal sëñ bi neex na lool Mbàkke voilà. loolu c'est sûr xam nga dëkk soo fa juddoo yeroo fa màgge fa bul xool yow lu la dëkk bi defal mais yow li nga defal dëkk bi ngay xool yàlla dogal na tabarkalla relation yi am naa ko fit bi am naa ko jom bi am naa ko fayda bi am naa ko ca dëkk bi laa dëkk te yàlla dogal na ces 10 dernières années là amul benn Rufisquois bu def Tëngéej boo xam ni amuloo pal te ñi am pal sax laa wax li ma fa def amul benn Rufisquois bu ko fa def waaw loolu non dafa bëri li ma def Tëngéej yëpp mënu ma ko lim
lycée bi maa ko defaraat jardin public yi maa fa def lumière équipe yi maa ngi leen di may ay maillot élèves yi maa ngi leen di may ay bourse loolu nga bëggati maa ngi koy def voilà daaw maye naa bourse valeur 10 millions ren dinaa maye 20 millions bourse sama oto bi boo wàccee ci suuf léegi ni ay maillot la def ba fees del équipe yëpp maa leen di may maillot dama lay wax yéen yaakaar naa ni ci 31 décembre bi may def cadeau yi bi may jox 500 xale non 1000 xale un enfant un cadeau fekk ngeen ko y avait toute la presse du Sénégal le maire a nga fa woon ak ñëpp a nga fa ak ma invité Matar Ba mu ñëw donc fii ay fen xaju fi man du ma fenal kenn non bu ren bi su ma koy def xam nga bu njëkk ba la ma daan def Tëngéej yëpp ba ma ko daan def dëgg la nekk na fi waa Tëngéej xam nañ ko mais ba ma ko daan def amoon benn ambition pour jël mairie wala bañ a jël mairie dama ko doon def rek comme ci dëkk bi laa dëkk jarul publicité ci dëkk bi laa dëkk war a mën a jàppale dëkk bi am naa ay relation du ma milliardaire de mais yàlla moo ma jox ay relation yu baax yoo xam ne mën naa taxaw léegi ñu may ma ay bourse valeur 30 millions ma ñëw may ko ay Rufisque quoi am na mën na am peut-être maire ba fa nekk wala ña fa nekk amuñu relation yooyu loolu la ma yàlla defal man donc su ma ñëwee gis Tëngéej mu nekk ci les premières communes du Sénégal ñuy wax Dakar Saint-Louis Rufisque Gorée muy les premières communes du Sénégal Rufisque rek moo nekk dëkk boo xam ni tey boo demee États-Unis wala nga dem Brésil wala foo dem ci àddina bi boo nee Rufisque ñu ne la ville la Sénégal la nekk c'est une ville historique ñu jox ko ay politiciens ñu ñëw yàq dëkk bi ñu créé acte 3 de la décentralisation mu fal ay maires yoo xam ni recette rek moo leen intéressé fu yaatu ci Tëngéej ñu tabax fa ay cantine jaay ko ñoo xam ne dëkkuñu Tëngéej ñu jël Tëngéej def ko ay tool ku jaay ba ngoon sax sa cantine mbalit bi nekk ci buntu bi doo ko fa dindi anarchie boobu Tëngéej di dund mbalit bu salte boobu ñu am 14 kilomètres de canaux à ciel ouvert mooy canalu Tëngéej bi ñuy wax canal bi benn maire bi ñëw dem wut maçon mu fatt canal bi tabax ci kaw canal bi ay cantine jaay 20 millions bu ndox ñëwee fu muy jaar bu lakk amee fu camp sapeurs-pompiers di jaar ville dafa war a noyyi gis nga le Nil bi ngay dégg Égypte le Nil bi ngay dégg du géej de canal la canal bu mag la mais boo demee égyptiens yi dañ fay napp moom la Firawna xaroon est-ce que comprendre la bëgg expliquer Nil boobu Nil la de du géej canal bu mag la canal boobu nag valeur bi ñu ko mën a jox tey jii ba àddina bi yëpp ku dem Égypte ni ci canal boobu laa jëm Tëngéej war suñu canal bi waroon nañ ko toppatoo 14 kilomètres de canal nga xam ni ndox bi jógee Bambilor Diamniadio Kër Massar Sébikotane côté yooyu yëpp ndox bi fay jógee yëpp ci canal boobu lay jaar pour dem géej xam nga mais ñu ñëw yàqal ñu ko tabax ay cantine ci kaw salte bi yokku loolu moo tax donc nag loolu moo ñu révolté moo tax ñu créé déclic boo ko déggee ñëpp xam nañ luy déclic Tëngéej na leer te tey ji jeunesse rufisquoise bi yëpp tey koo dem ni ko maam góor mun la moom laa àndal sama doom a ngi nii toog tey suba dama ko yónni ci benn place Rufisque impôt domaine bi mu duggee dafa dugg nuyoo rek maa nekk débat foofu koo wax mun la maam góor laa soxla maam góor lañ bëgg a jàppale parce que xam nañ ma ci fulla ak fayda affaire u maire yi amul ci école bu ñu koy jàng xam lan la relation ngëm-ngëm ak fulla ak fayda anarchie bi fa nekk yëpp nga dindi ko defar dëkk bi mu dox loolu rek la. léegi grand wax nga problème am nga solution par exemple problème mu assainissement bi surtout ndox mi nekk ci département bi parce que am ngeen benn expert bu mag ñu koy wax docteur Oumar Cissé mës naa ko déglu ci benn télé muy wax ne ndox mi nekk département de Rufisque suñ ko organiser woo jéem ko jël ko mën na yor tout le département di leen dundal parce que mën nañ ko yóbbuwaat ci tool yi yóbbuwaat ko ci mbay mi yóbbuwaat ko genre problème xam nga genre solution yooyu est-ce que am nga ko xam nga man je suis bien encadré ay kilifa yu mag laa àndal di liggéey si suma projet maire Rufisque tey jii duñ ni maire yi ñëwagul ma jël sama programme di ko wax ci ay internet ak ay télévision ñu am na ñoo xam ne amuñu programme ay tricheurs lañ dañuy xalaat nga wax dara rek ñu daw dem defi ji ko waxuma leen ko leer na wala leerul voilà en tout cas j'ai des partenaires yoo xam ni ils sont prêts parce que tey jii Macky Sall nan la yore Sénégal génn dem Suisse ginnaaw suba mu dem Arabie Saoudite ginnaaw suba mu tey jii fan la nekk mu ngi Oslo démb mu ngi woon Russie lan la fa dem day dem jëm wut ay convention Amadou Hott barki démb gis naa ko mu nekk États-Unis lan lay wut ay convention pour liggéey dëkk bi relation yi nag bu la ko yàlla mayee mën nga ko exploiter pour ta ville te man yàlla may na ma ko alhamdulilah.
maintenant dañuy génn ci chapitre boobu sànq yaa ngi ko doon junj muy ki nga xamante ni moom mooy jëmm ju tedd jooju muy Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàlla bàyyi mu yàgg fi loolu te wér situation bi nga gis fan yi ak Soxna Aïda cantaaku ni problème bi am taxawaay bu Serigne bi yow dañ njëkk a gis nga def vidéo sax félicité ko bi mu ko recevoir ba pare mais le lendemain ay événement amal nañ ci mooy soxna si ak kawam génn nañ def ay déclaration le surlendemain mooy c'est-à-dire démb sëñ bi aussi génn na def déclaration bu xaw a tàng nit ñi sax gis nañ ko ci anam boo xam ne man sax yàlla mais xaw na yëkkati rythme xam nga sëñ Muntaxa mooy borom mbég mi mooy borom mbég mi ak taar bi tey jii ki ngay wax noonu man deetuma ko wooye sax Soxna Aïda Diallo rek laay wax non dama lay wax ñun on est des musulmans après des musulmans ñu nekk communauté ànd ak koo xam ni dafa liggéey yàlla ba ñu koy wax jëwriñu yonent bi xaadimu rasul nga am chance su jamonoon teg Serigne Mountakha Bassirou mu nekk sa xalifa nga def ay njuumte mu woo la tëjoog yow ci nekk suturaal la lu kenn yëgul waxtaan ak yow ni la ab murid de ab taalibe julit nii lay doxe nga génn changé li la Serigne bi wax yépp xam nga góor yàlla bu yàlla teral wàlliyu kaamil kenn du ko fenal soo waxee lu dul dëgg ci groupe WhatsApp la wax rek affaire bi fuité li ko fuité sax xamu ko mën na am sax nit génnewu ko mais malaaka moo koy génne Serigne Mountakha dimension bi mu toll ci yàlla ak fi mu toll ci diine dépassé na fu ko nit di fenale muy am ñetti fan fen yu am ñetti fan du am ak sëñ Mountakha Bassirou maa la ko wax fii xanaa xamuloo bàyyi sëñ Mountakha muy Serigne Bassirou secret yi ngay dégg ci Serigne Touba yëpp moo ko génne moo ko bind kooku mooy Bassirou Fatou Madou Mamoun sëñ Bassirou ci doomu sëñ Touba yi du ma ne moo ci ëpp xam-xam de ci ñi ci ëpp xam-xam la bokk Serigne Mountakha dafa tarbiya liggéeyal yàlla ba am ngërëm liggéeyal nag xalifa yi fi jaar yëpp doon góor yàlla plein kooku bu toog ak yow wax ak yow sutura waxi sutura Soxna Aïda man pour man dafa xamul àddina ñàkk xam àddina fan la tàmbalee Cheikh Béthio dafa làqu ñëpp di wax naan dañ koy suul Madinatu Salaam sëriñ bi am gis-gisu biir li ñuy wax bacharatul xal bi mooy gis-gisu biir ni leen sëriñ bi de li mu digle mooy ñu indi ko fii ci bax ya jox leen place boo xam ne jox ñu ko kenn ci bax ya ñu denc fa Cheikh Béthio góor yàlla la woon daal di woo taawub Cheikh Béthio woo ay rakam waxtaan ak ñoom ñu dégg soxna si mu yëngal mu woo ko waxtaan ak moom ni dama bëgg de na ñëpp jublu Serigne Saliou Thioune mu Serigne Béthio ñu topp ko mu doon xalifa bi soxna si su yeewu woon xam lan lay def day dem ba ci Serigne bi mu ñëw jox ko ñaari loxoom génn àddee jox ko moom Serigne Saliou Thioune ni ko tey à partir d'aujourd'hui maay sa premier jëwriñ universel bu ko defoon gis na nangu dafa jël cëru bañ gis nga loolu su ko defoon man mii di wax ak yow damaa laxasaayu kër sëñ Modou Mbend juróom-ñaari at yoonu murit dama ko li ma ci xam dafa bëri te sama baay bokk na ci 17 murit yi njëkk a liggéey ci jumaay Touba man sama baay bi ma jur sama papa bi mu juddoo Serigne Modou Moussa Fall la ko leewu tuddee ko Chérif Assane yer ko Serigne Cheikh Jëmb mi nekk xalif général des Baye Fall mook sama papa ñoo màggandoo ci benn daara jàngandoo moom Serigne Cheikh Jëmb mi moo nekkoon jëwriñu sama papa bi ñuy liggéey boo demee daaree Kamil 17 murit yi jógee kër Maam Serap Fall tabax jumaa ji sama papa ay 11e personne mu ngi tudd Chérif Assane Mbuub kon li ma lay xam naa ko soxna Aïda moomu su yeewu woon premier jour ba Serigne Mountakha defee loolu lay wut addi am dem ci Serigne Saliou Thioune jox ko addi ni ko maay sa première jëwlin day tax ndongo yi gën ko gëm day tax yoonu murid gën ko naw waaye nga bëgg a doonu bàyyi jàmbur fu mu am protestant yi sax kenn du nangu protestant koo xam ne yéefar la yéefar yi sax bu seen bàyyi doon deewee yéefar yi bu seen bàyyi deewee ñoom yéefar yi ki mag mooy ñëw toog jël patrimoine bi téye ko gérer ay rakam mais yow Serigne Béthio mérité wul lii kilifa gu toll ni Serigne Béthio ak li mu liggéeyal Serigne Saliou Mbacké ak fi mu jëlee xale ak fu mu leen indi yow nga nekk soxnaam waa léegi lu tax Serigne Saliou Mbacké bi mu fi jógee benn soxna Serigne Saliou génnul li maay xalifa man dama lay laaj soxna May Mbacké ak soxna Momi ay doomi Serigne Touba lañ woon ñu ngi woon fii di jamonoon teg ay doomu Serigne Touba mag leen fop mais bi ñu waree toog xalifa ku góor ki toog xalifa sax benn doomu Serigne Touba bu jigéen da koy mag mais ci ginnaawam lay topp fu jigéen di jiite nit ñi di la raamal ngay tudd ay doom di jéem a kii xam lan la bëgg xaalis bu yomb toog teg seen dil coup d'état la ñu monté coup d'état bu raté la lii man pour man c'est un coup d'état raté
mënuloo am bàyyi jàmbur mu jël la soxna ngay lekk ci ay tàngaare mooy li ndongoloo doon way di naan ci teen bi di root ci teen bi te lu teen bi gën a dig nga jël mooy lu teen bi gën a ŋeer rek yow nga jël dama ni Serigne Saliou Thioune mooy xalifa Serigne Béthio murid yi dëggu te doon ay cantaakaw yu dëggu man maam góor li ma leen digal ñooy dem nañ dem toppi Serigne Saliou Thioune keneen ko ci topp leneen yaa ngi ci njumte wala ci secte nga nekk tey jii bu ñu demee ba yëngal Serigne Mountakha muy génn ay 22h loolu rek dafa garaaw léegi nag message bi may lancé xam nga kan laa koy lancé le président de la République Macky Sall laa koy lancé ak le ministre de l'intérieur non may ma rek dama lay wax message la bu may lancé le président de la République ak le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye nañu woo soxna si waxtaan ak moom ni ko kuréelam yi muy organiser mooy genre daayira yeeg dajaloo bi noonu ñu maytu ko parce que yoonu murit ay fanatique lañ ay murit yi dañoo gëm sëñ Muntaxa te tey jii murit yëpp a ngi ci tàngoor boo xam ni tey jii mbooloo yu mel noonu mën nañ ko dajale ay Baay Faal jóge fële wala ay neneen ñu ñëw dal seen kaw mu indi ma ëmat te bu boobaa da Sénégal yëpp a toog naan gouvernement bi ñoo ko waroon def non dama lay wax dama ni Aly Ngouille Ndiaye le ministre de l'intérieur moo war a woo soxna si ba mu ñëw mu ni ko seen groupement yi ngeen di def yëpp arrêté leen ko bu ñu respecté Serigne Mountakha Mbacké mu génn wax Serigne Mountakha li mu wax dégg nga ko bu baax daf ni dañ leen a war a jël sànni leen ca sën ba tey am na murid yoo xam ne dañ ci aal boo xam ne ñoom mën nañ fi dajaloo ay yeneen murid fekk leen fa reyante am fi ñu ne gouvernement bi dafa seetaan léegi nag gouvernement day anticiper anticipation nekkul menacer nit nekkul dóor nit dañ koy woo ci njëkk ak teraanga ba mu ñëw ñu xamal ko ni ko tey ji ay organisation di dajale ay mbooloo moom ñu ngi lay ñaan ngala bu ko fi defati parce que boo ko fi defee ba ay Baay Faal ñëw fa ak yeneen cantaakoon wala ñeneen ñu reyante fa dañ naan gouvernement bi te nag liggéeyu Macky Sall bi kenn waru ko tilimal Aly Ngouille Ndiaye tey jii mooy ministre de l'intérieur ci moment bi mu fi nekk ministre de l'intérieur warul am loo xam ne day taasal pérotam léegi nag loolu li koy dindi waxuñu ko mu convoqué ndaw si créel ko wala di waxuñu loolu de li ñu koy wax mooy na fexe ba woo ko ba mu ñëw ñu ni ko lépp lu jëm ci wàllu dajale mbooloo pour l'instant na ko arrêté parce que bu ko defee ba yeneen Baye Fall ñëw fa reyante am fa bu boobaa dinañ ñu nguur gi moo seddaan man xam naa jikko sénégalais tey ji bu dajale woon léegi ni day gàmm parce que woote woon na gàmm tey bu wootee gàmm loolu laa la bëggoon a kon gàmmoom gii di ñëw da ngaa bëgg a wax na ko bàyyi quoi dama bëgg nee na day gàmm quoi bu wootee gàmm waaw ay nit dem fa ay Baye Fall yi parce que Baye Fall yi fi mu toll nii waxu sëñ Mountakha moom kenn du ko teg murid yi moom sëñ Mountakha mooy kilifa gi wax na murid yëpp dégg nañ ko mooy sëñ Touba sëñ Touba ci boppam moo ni ko c'est lii arrêté ko kon nag bis bu organisé ci turu Serigne Touba waa kër sëñ Touba yi bu ñu fa demee ba rayante am fa dañ naan gouvernement bi moo seetaan comme man nag je suis en phase avec le président de la République moom laa faral ànd ak moom am naa droit wax ñi ma àndal bu ñu bëggee taqal seen nguur gi bañ leen woo leen ko ba mu ñëw ni ko affaire yëpp na ko arrêté pour jàmmi réew mi na ko arrêté pour paix sociale u dëkk bi parce que mënoo ñëw nag ci dooley bàyyi jàmbur nga bëgg nag di ci dund xam nga Serigne Abdou Lahad Mbacké wax ji li xew nii tey ji doomu sëñ Touba bu ñuy wax sëñ Abdou Lahad Mbacké mosoon na ko wax nee na ñuy dunda yoon wi ñuy dunda yoonu murit te dunda lu ñu yoon wi buñ doon ay sàcc tamit feeñ nañu gars yi dañoo feeñ dama ni na nit ñi yeew bu baax man du ma doon góor gu ne léegi yor sama sikkim dem fekk jigéen koo xam ne day gis règle yenn saa yi sax du set may ñëw di la sëggal naa laan jébal naa la sama bopp àdduna ak ilaaxira yëf yi dof la soyez logique. vous êtes dans votre émission préférée muy man ak moom nag tey ki ngeen gis nii moom mooy Mame Goor Diazaka moom la dalal mais bu weesoo coow lii lépp en tant que Baye Fall en tant que jullit ak moroomu jullitam góor ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom ñu ci mel ni ñu extra mënuma fi nekk lim ak moom ci boppam soxna si muy sa sœur bon yow ay jàll ngay wax waaw fa laa bëgg a jëm tey ji boo amee conseil boo leen di jox en tant que frère musulman en tant que frère mouride ba fii ñuy waxee ak yow nii cantaa kun murid la te ñoom nee nañ ay cantaa lañ donc ay murid lañ en tant que moroomu Baye Fall lan nga leen di conseiller. conseil bi ma leen di jox mooy nit ku dul juum amul. waykat bu mag bi Youssou Ndour moo ko way nit ku dul juum yàlla rek moo dul juum. peut-être sëriñ bi waxoon na ko ay wax yoo xam ne ñi ànd ak moom jàpp nañ ni li sëriñ bi man mii di wax yow man Mame Goor mas naa dem man maa njëkk a way sëriñ Béthio ci musique man sëriñ Béthio dama ko bëgg. mas naa ko way dem seeti ko ma ñëw benn jëwrinam ni ko mais sëñ bi xamee nga Mame Goor mu ne waaw Mame Goor mi nga may wax kii nga xam ne sama xol bii la ne
maam góor mooy yaay man maa yow. ndeysaan est-ce que loolu mënoon naa ko def ak ceex. c'est que gars yi dañuy aalu dama la bëgg a expliquer. soxna si li ma koy digal ak li mu àndal. mooy ba léegi weesul. gis nga bu yeewoo bëgg cee génn. waxuma sax bëgg cee génn. en tant que talibé. sëriñ bi joxe na ndigal. na jóg jël mbooloom yépp dajaloog ñoom. am grandeur. dem ba ci sëriñ Saliou Gueule Tapée mu ne ko cheikh bi maa ngi lay jégalu njuumte réeroo amul ñàkk waxtaan am man sa soxna bàyyi laa woon. peut-être ndongo yi xër nañ jiital ma njuumte am na maa ngi lay tàllal sama loxo di la jégalu. te fas yéenee nekk sa jëwriñ bis ni ki tey nekk premier jëwriñ man xam naa sëriñ Saliou Thioune dafa yaru da koy nangul. continuer liggéeyam. yow daal loolooy sa conseil. mais léegi lu ñu def du ñu am ndam gàcce lañ ciy am. ay duma tey lañ ci am ak ay duma ëllëg. barke yonent yàlla Muhammad man ruus naa sax Serigne Mountakha bi mu waxee démb sama xol dafa tooy. kilifa ku toll ni Serigne Mountakha soxna si na dem ba ci Serigne Mountakha mu jégalu ko dem jégalu Serigne Saliou mu sëñ Cheikh Béthio te nekk nangu nekk jëwrinam ànd ak moom ñeneen ñi tamit peut-être njuumte leen jàpp rek ak xam nga tey jii nit ki des fois da xam nga nu mu tudd émotion. dafa grave. peut-être émotion bi moo leen jàpp. mais ba léegi nii weesul. man xam naa kan mooy Serigne Saliou Gueule Tapée dafa yaru. nañ dem seeti ko waxtaan ak moom. bu ñu waxtaan ak moom dina leen uuf dina leen boot te du leen topp dara. bàyyi fa soxna si mu nekk jëwriñ universel bu màggal jotee mu xaalal ko à côté. mu dem indi siyaaram ñoo ñu ànd liggéeyu Serigne Béthio bi ñu bañ ko gàkkal. man loolu laa gis. jërëjëf ci conseil yooyu la ñuy tëjee émission bi nga xam ne moom mooy man ak moom amee woon ci Dakar Buzz TV ak dakarbuzz.net. ngeen ñuy am ci Facebook bi ak Instagram bi bu ngeen tapé Dakar Buzz Mame Gor Diazaka maa ngi lay gërëm bu baax ci dalal bi fii ci kër gi waxtaan bi c'était important c'était émouvant conseil bi aussi moo tax bëgguma ci teg dara bëgguma ci yokk dara dama lay bàyyi rek nga tàggatoo ak waa Dakar lenn rek laa la ci tegal avant may tàggatoo. mooy ci bi ñuy wax ci ot muy non bi ñuy wax ci Sori Kaba. Sori Kaba xam nga Sori Kaba dafa wekku ci ministère des affaires étrangères. jamono yi yëpp dama gis ay sénégalais yoo xam ni dañuy toog parce que Sori Kaba bi mu toogee ci télé bi dañ ko laaj ni ko ñan nga xalaat ñi ñoo mën a remplacer Macky Sall. mu lim Aly Ngouille Ndiaye lim Amadou Ba bàyyi Mimi Touré bàyyi ñeneen. bàyyi Matar Ba nga bëgg a wax aussi waaw d'accord léegi li tax mu lim ñooñu laa la bëgg a wax. lim bi xam nga lan la ci jublu. pour ñu ne ñii dañoo am ay ambition ñoom ñooy lorñi fauteuil Macky Sall pour ñu rey leen. ah bon xam nga caay-caay baaxul dama la bëggee rek expliquer te Amadou Ba c'est un gars boo xam ni man pour man il est loyal nit ku yaru la mu ngi liggéeyal président liggéey bu doy waar donc nit ki nag bu la dul tooñ waroo ko tooñ. non mais est-ce que waxul xalaatam rek parce que analyste politique yëpp nee nañ Amadou Ba ambition moom ak Mimi Touré yëpp moom mooy siège président. waaw moom laa la bëggee expliquer dama ni. waaw koo gis ci àddina muy dox borom nee nañ borom bitigu mbagg boo gis. magasin moo nekk ci xol bi. mais nit ki mën nga ànd ak moom fekk moo ngi bëgg. waaw nga bañ a bëgg. waaw donc nag nit ki yow doo ko waxal ambition bàyyil ba mu waxal ko boppam. Amadou Ba c'est quelqu'un boo xam ni il est très poli il est correct. tey jii boo nekkee ci département am ñu koy waxal yenn yi parce que damay gis rek ci internet bi temps yëpp ñu koy attaqué. moo bëgg a wax le président de la république Macky Sall Amadou Ba intellectuel la ku la bëgg la. ku lay jàppale la lieutenant bu baax nag boo am ñu wutal ko ambition saytaane yi nekk si diggante bi di fexe ba pour jéem a tas seen diggante bu ko nangu voilà donc leneen li ci topp nag. waaw mooy may gërëm Dakar Buzz. di leen remercier site bu dox ngeen tabarkalla. man saa yu ma yeewoo damay xool Dakar Buzz. merci beaucoup donc maa ngi leen di bëggee xam nga waxtaan bi ñu fi doon waxtaan tamit waxtaan la boo xam ne ñun liñ ci jublu mooy lu baax. képp koo xam ne offensé nañ la ci tamit du loolu lañ ci jublu woon. liñ ci jublu rek mooy wax ba mu baax. voilà. ayca ba beneen yoon ak beneen gan ci Dakar Buzz. comme niñ koy defee saa su ne. moo des na Ousmane Sonko. kañ la émission bi jeex taxaw non mais waxuñu fi waxu taxaw Ousmane Sonko nag taxaw pourquoi nga bëgg fi. non c'est que yéen waa APR da ngeen ragal Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dama rek Ousmane Sonko dama ko gis fan yii yëpp muy wër dem nga Casamance naan. mais Macky Sall non mais dëkku fa. mais yow comme ni nga demee Tëngéej rek grand noonu la demee Casamance. man Tëngéej laa juddoo. waaw moom fu mu juddoo. Thiès. yaroo fan. Thiès la juddoo dëkkul Casamance. il est de Thiès. mais waa Casamance la origine am Casamance la. non dëkk rek. non man maa ngi juddoo Dakar mais samay origine Dakar Sébikotane la. exclusivité bi nga am yaa ko am kii. waaw Ousmane Sonko Thiès la juddoo en 1974. ya ba mu ñu fontoo dama ni Ousmane Sonko amoo problème ak Macky Sall
benn sénégalais bu ñuy wax Mamour Diallo nga amal problème mu doon papa jàmbur doon jëkkëru jàmbur doon rakki jàmbur doon magi jàmbur nga jiiñ ko sàcc. ba doomam école bu mu jàngee kaye bu rafet sax bu ko yoree ñu ne ko alalu sàcc nga yor mu porte la plainte justice moo la woo. Tu as un problème avec la justice sénégalaise mais amoo ko le président de la république encore une fois bu jël débat bi di ko politiser yow su ma la jiiñoon sàcc da nga may porter plainte. bien sûr jiiñ na waa ji sàcc na dem wuti preuve c'est le pays c'est le peuple qui a besoin de lumière. bu mu jël affaire bi di ko politiser. c'est que defaat nga prolongation émission mais gars yi du question dañ ko politiser non faw ma poser la question parce que da nga ko prolonger léegi prolongation émission bi mooy gars yi xam nga lu ñu analyser ba teg ko mooy da ngeen a exiler Karim Wade mu dem bi ngeen ko exiler mënul ñëwaat mënul nekk candidat légalement fi ñu tollagum Khalifa Sall ngeen jàpp ko yàqul carrière politique am jénne ko mais amnistie woo leen ko donc suba bu élection amee mënul nekk candidat donc seul candidat crédible bu fi des gars yi nee nañ Sonko la donc Sonko moo fi des koo xam ne mën na jàmmarloo ak waa APR yi waa Benno Bokk Yaakaar te Benno Bokk Yaakaar moom daanaka ñëpp nee nañ tas na ba pare jeex na. xam nga Sonko mais léegi kooku ngeen bëgg a fexeel. ba du nekk candidat loolooy seen politique. dama lay tontu bu wóor Sonko. waaw dafa taxaw mu ne gars yi dañ ko bëgg a créer pour du nekk candidat en 2024. waaw du dëgg. xam nga ñëpp loolu la ñuy wax waaw non dama lay wax. wax nga ba pare kay poser question déglu ma. ayca du dëgg xam nga tax du dëgg. waaw Sonko. bu nee dañu bañ mu nekk candidat en 2024 2019 la gënoon a métti muy def ay dénonciation yoo xam ne dara du ci dëgg ñëpp xam ko te candidature dañ ko validé mu dem jël troisième xam nga Sonko lan moo ko dal kat Ablaye Wade ak Macky Sall dañoo jubóo mu xam ne bu génnee def ko xam nga moom dafa gaaw ci def conférence de presse mu xam ne bu defee ci conférence de presse ni dil la ñu xam ne waxi sëñ Mountakha la bëgg a weddi gars yi diggal ko ni ko foofu bu fa dugg mu noppi même rek mu noppi beneen bi ci topp mooy dafa am benn militant bu nekkoon ci moom bu dëkk Kër Massar bu ñu royoon ku jigéen mu ne moom enquête bi ci police def ak gendarmerie wóoluwul enquête bi wóoluwul police wóoluwul gendarmerie léegi yow nga nekk ci dëkk di waxal nit ñi lu dul dëgg di accuser nit ñi à tort ba ñu porter la plainte kenn mosulaa jàpp mosoo dégg fu ñu agressé Ousmane Sonko mu ngi tëdd di nelaw yor ay soxnaam di dawal oto. non mais saccagé ngeen siège am bi nekkoon fii nag non loolu yaa ko wax de bu la wooyee si yoon di nga. non saccagé nag damay laaj. dañ ko saccagé mais xamoo kan la. waaw loolu laa wax. te saccagé boo xam ni voisin bi ki nga sësal kër yëgul fu mu dégg teel la xam nga woon ne amul moo ko créé moo ko dem daa jël boppam. Buzz Ousmane Sonko bëggul nekk président. lu mu bëgg a nekk. nitu Buzz la comme moom Buzz rek lay wut. Dakar chaque jour mu ngi wut lu créé lu mu wax loo xam ne du dëgg pour mu am buzz. beneen bi ci toog Ousmane Sonko pour mu nekk député Sénégalais yëpp dañ koy fàtte plus fort reste la jàlle candidat yëpp dañoo jàll ba pare ñu dem ci mbalit bi dajale carte yi des ci mbalit bi foofu mbalit moom mooy mbalit député destu mbalit yi lañ dajale noonu pour mu nekk député est-ce que xam nga loolu il faut que nit ñi xam loolu plus fort reste la jàlle yow mënoo jàlle plus fort reste ba pare taxaw nag di bëgg a amer nit ñi beneen bi ci topp mooy mënoo ni yow da nga dëkk ci dëkk di aspirer yor dëkk bëgg a diriger dëkk bi nga ni wóoluwoo police wóoluwoo gendarmerie wóoluwoo tribunal te yow ngay dox ci dëkk bi kenn agressé wul kenn dóor la loolu rek c'est un peu loolu rek boo ko déggee xam ni c'est contradictoire. D'accord c'est un menteur. merci beaucoup bii baa émission bi jeex na nag grand. jeex na voilà ñu jox leen dig daje ba beneen yoon ci Dakar Buzz comme ni ma leen koy waxee continuer leen di agrandir famille bi ci suñu chaîne YouTube bi am ngeen ñu ci Facebook bi ak Instagram bi www.dakarbuzz.net ngay def pour dugg ci site bi donc am out ba beneen yoon.